présenté leen ñooy ñan waaye aussi suñu yéene bi nga xam ne am nañ ko ci ñoom ñu fësal ko incha allah. asalaamualeykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew tey ku nekk ci turam ak santam di rafetlu jotaay bi tey waaye di leen wax yi tamit ni dina ma jafe lool ma wax li may yëg sama biir xol tey waaw émotion bi ëpp na ma doole ndax kontaan ci lii ñu ma dalal fii tey maag samay bokk di rafetlu teewaayu ñëpp fii tey ci gàttal damay wax ni dama ànd ak samay am di jàmm samay xarit ak samay bokk ñu toog fii gunge ma parce que ñoom nag laa bokkal liggéey bi ñu ma ciy wéttali bés bu nekk kon Papillon Bleu dafa nekk benn kuréel dafa nekk jotaay boo xamee ni muy centre buy dalal ay xale handicapés maanaam des déficients mentaux mais ñu yaatal ko ba nga xamee ne wépp xale bu am waay laago rek dinañ la fa mën a dalal ba nga yëg sa bopp ci liggéey bi ñuy def ñu ciy liggéey boobook léegi nag fukki at 2007 ba tey ñu ngi ci biir liggéey bi mi ngi tëdd ci dalal xale yi nga xamee ni seen xel dafa matadi wala dañu am ay jafe-jafe ci seen dox wala ci seen wax wala ak lépp lu nga xam ne mën nañ ko qualifier de laago xale yooyu nag dañuy ñëw ci centre Papillon Bleu di fa yendu di fa añ ba ngoon jot ñu dem li waral lekk googu nag ci gàttal waajur yi ñoo ko mébétoon ndax ñu mën a jot ci bëri leneen maanaam waajur suñ ñu dénkee xale yi mën a dem ci leneen loolu gàttal benn tax na ñu doon dalal xale yi di leen yenduloo liggéey bi nag dañ ko yemalewul rek ci centre bi dañuy yaatal ba ci biir département yi ba ci région yi ñu ngi ci Kaolack ñu ngi ci Thiès parce que tout simplement dañu soxla fépp ci Sénégal et que xale yooyu xëy na am na lu bëri loo xamee ni waroon nañ ko mën a liggéey ci ñoom mu xaw a sooxe donc Papillon Bleu ne dafay jéem ci biir jéem boobu nag mu am ñu bëri ñu ko gunge te gunge boobu bokk na ci waa Élan du Cœur muy waa kër Amadou Madiop Diop ñoom Fatmata ñoom Bijou su ma limee damay juum Mariem ñoom ñëpp ak seen yaay may seede ci ñoom famille boobu lu rafet loo xam ne dama leen def marraine Papillon Bleu parce que tout simplement bàyyiwuñu benn yoon Papillon Bleu lu ñu am ñu ngi koy bokk ak moom ñoom ak ñi ñu àndal mais aussi liggéey boobu dañ ko yaatal ba ci biir autorités locales yi maanaam li ñuy wax léegi les autorités territoriales moo xam préfecture la moo xam mairie la moo xam ñëpp ñi nga xam ne ñooy gox yi nga xamee ni autorités yi représenté nañ leen fa ñuy liggéey ak ñoom pour wan leen nan la Papillon Bleu taxawee pour ñu gën a mën a bàyyi ñu xel gën a mën a avancer ci liggéey bi. ci gàttal daal loolu laa amoon ci li may wax di wax ni kontaan nañ trop ci teewaay bi fii di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Et Inch'Allah, Allah vous le rendra au centuple. Donc maintenant, nous allons accueillir l'association Nour, qui va elle aussi être primée. La représentante va nous parler un peu de ce qu'ils font. C'est Madame Beridje. Et pour la primée, du côté d'Élan du Cœur, on aura Seyda Hadija. Association Nour nekk association boo xam ni ay xarit ñoo ko sos mu déparé ci ñaari xarit yoo xam ni dañoo toog weer bu dee ñu génnee seen 10 000 francs cotisé jàppale benn malade muy dem di law ñooñu ñaari xarit ku ne woo sa xarit ñu woo seen xarit ñu woo seen xarit ñu woo seen xarit ba tey alhamdulilahi rabbil alamin on est presque 400 membres macha allah. Association bi nag comme ñu ngi wax waxu élan looloo tax vraiment le terme de sœur du génn parce que ñun tam élan de solidarité la ñu déparé di yëngatu ci fànn yu bëri suñu projet de base mooy jàppale malade yi nga xam ni mënuñu jël seen bopp en charge donc bu ñu jëlee benn malade en charge dañ lay topp
ci maladie bi ba ngay wér bu laajee ñu opérer la bu laajee léeg-léeg ñu évacuer la bu laajee garab bu laajee hospitalisation yaak ñun ba nga weex péng. donc loolu nekk benn domaine boo xam ne vraiment ñun moom la ñuy gën a xeex jàppale malade yi nga xam ne mënuñu seen bopp. ñu toftal ci attention particulière pour xale yi nga xam ne dañu am cancer donc ñuy dem chaque mercredi Dantec di fa servir à peu près 60 ndekki à 60 xale yu ndaw yoo xam ni cancer moo leen dal. En général ce sont des enfants yoo xam ne du ñu wér parce que seen maladie bi day yegg stade boo xam ni vraiment ils sont en phase terminale donc ñun dañuy ñëw pour accompagner leen toog defal leen ndekki waxtaan ak ñoom et cetera. bu ñu jàllee ci santé boobu mooy suñu première pàcc beneen pàcc bi dañuy faciliter accès eau potable dëkk yi nga xam ni mënuñu naan ndox bu normal donc pour cela dañuy bënn ay teen ñu ngi ci suñu 4e wala 5e puits su ma juumulee depuis bi ñu commencé ba tey lépp ci cotisation 10 000 yi membres yi di indi beneen projet bi mooy chaque Ramadan dañuy séddale ay sukkaru koor loolu lañ ko tuddee pour dimbale famille yi nga xam ni dañoo néew ji doole ñu mën a jàll Ramadan bi de façon vraiment honorable en tant que jullit. Et en général bi ñu koy commencé il y a 3 ans je pense que 50 kits lañ joxe woon yàlla dem defal ñu sutura ba ren ji joxe nañ lu tolloog 300 kits dañuy dem ci daara yi lépp ci 10 000 bi membres yi di cotiser. ñuy def aussi jàppale yeneen association yi lënkale ak yeneen association yi ñu ko mel ni ñi nga xam ni ñoom la ñuy tuddee association pour la miséricorde mooy ñi nga xam ne dañuy wër ci hôpitaux yi jël néew yi nga xam ni kenn réclamé wu leen ñu defal leen sépulture. ñu topp aussi benn orphelinat ci mbirum enfance bi muy orphelinat Daara Sëñ Saliou boo xam ne dafa am 72 pensionnaires chaque fin du mois dañ fay yóbbu ration dañuy fay infirmier buy xool xale yi dañuy fay aide ménagère di leen suivre ci seen ordonnance. di wax ni que vraiment kontaan nañ pour teew fii kontaan nañ pour bokk ak yéen soirée bi parce que li leen yëkkati moo ñu yëkkati te suñu association particularité bi mooy dañuy def fisabilillah mooy newuñu Facebook amuñu site web duñu publicité duñu jàll télé lii sax c'est la première te vraiment xawoon nañu diis pour ñëw parce que tàmmuñu di c'est pas du suñu credo mais nag Seyda Marème moo ñu ko ji parce que daf ñu taxaw fu ne mais vraiment métti woon na suñu biir ku ne naan yaay dem kii mooy dem yaay dem kii mooy dem yaay dem kii moo dem parce que vraiment suñu credo mooy lépp lu ñuy def yàlla rek moo tax donc utuñ ci nit te ni ñuy xëccee nit mooy wax la lii la ñu def nga ñëw bokk te terewul on a des rapports très clairs chaque semaine dañuy joxe activités yi chaque mois ñu joxe bilan financier mais vraiment ñu ngi rafetlu soirée bi parce que nit am na xaalis def ko feneen moo tax ma ne ci njëlbeen ñi ngi sant yàlla bi mu ñu boole ci jotaay yu mel ni yoo xam ni yàlla moo ñu yëkkati di ñaan yàlla seen projet yi vraiment rafet na di ñaan yàlla mottali projet yi luñ ci mën ñun tam dinañ ko def parce que comme ni ngeen ko waxee élan la te élan de solidarité moo ñu yëkkati ñun ñëpp te xam ni suñu umma bi ñun ñoo ko moom suñ ko defarul kenn duñu ko defaral suñu l'islam bi ñoo ko moom te dafa nekk ci diine yi gën ci diine yi donc lépp luñ ko mën a taxawoo rek ñun en tant que julli daf ñu war buñ ko defee war nañu buñ ko deful war nañu massa nag nañ sant yàlla bu baax bañ koy defee vraiment kontaan nañu wasalaam. daa mel ni saal bi nag moom ay sekkee nag jawet ñoo jóg waaw ndaxte kàddu yi déglu ci dara waaw macha allah macha allah ñu leen di ñaanal yàlla fay mbir mi yàlla def ko suqali ngeen di dem bay nekk ci yéen incha allah. voilà donc comme ni ko soxna Leena waxee donc association Muur Say Cër moom yaakaar naa ni le mot est déjà parlant l'expression est parlante. muy dañuy dox ci dimbali xale yu jigéen yi nga xam ne du ñu bëgg a muuru fekk leen seen bërëb dimbali leen jox leen ay col ba noppi aussi assurer seen suivi assurer li nga xam ne moom moo di seen suivi ñu ngi liggéey bu am solo àdduna bi ñu bëri xam nañ leen via le web ak seen page Facebook bi nga xam ne c'est très visité wax dëgg yàlla du ma ci sori dama leen di bañ a marcher sur la langue donc monsieur Ndiaye Ticca
ak soxna Tako Sarr ak soxna Kade Ndiaye ñooy seen représentant voilà waaye kii jël kàddu gi mooy soxna Tako Sarr mu expliquer ñu la mooy muur say cër ak ci lan la ñuy yëngu incha allah. Exactement merci Léna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokk yi nga xamante ne yeneen fi teew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara opération Muur Say Cër nag ñu ngi ko créé le 3 mars 2016 ren la def 2 ans idée bi jóge ci El Hadj Madior Mbaye ak Ismaïla Sow nag ñu ngi basé wu au niveau de Yeumbeul foofu la suñu siège nekk opération bi objectif am lenn la mooy dañu seetlu que ne am na jigéenu jullit yu bari yoo xamante ne nii duñu muuru donc du coup bu ñu demee ba ci biir dañuy remarquer que ni faute de moyen la wala environnement bi ñu nekk la donc ñu gis ne muuraay war na bépp jigéenu jullit donc dafay jaadu ñu taxaw mën a dimbali ñi nga xamante ne ñooy soxna yooyu képp koo xam ne ba nga muuru amoo ay moyens ñu jël suñuy kol ñoo fekk si la ba fi nga xamante ni foofu nga nekk ñu ñëw jox la ko mais duñ si yam aussi parce que duñ la muur ba pare rek bàyyi la noonu mais dafay am suivi de ce fait moo tax ñu créé ay groupe WhatsApp groupe bi instant bi toll na ci 8 groupes yoo xamante ñu ngi fay jàngale suñu sunna di fa jàngale sunna di fa jàngale aussi diine bi li nga xamante mooy tawxiid lépp loo xam ne téere xam-xam la rek ñu ngi ko fay jàngale di fa jàngale aussi ay fiqh opération Muur Say Cër jot na dem ci région yi lu ci mel ni région de Thiès région de Saint-Louis mais aussi ak ci biir Dakar yëpp yeneen quartier yi ñun nag jot nañu réaliser benn boutique boo xamante ni ubbi nañ ko tuddee ko boutique Muur Say Cër li nga xamante ni mooy habillement jigéenu jullit bi war na ko mën a soxla lu ci mel ni jilbaab mëlfa saak dàll loo xamante ni tey buñ la muuree doo am prétexte ne man dama muuru mais awma lu ma sol kon dañ lay muur ba pare wan la ne yow mi nga xamante ni jigéenu jullit bi nga muuru nga wax nga mën a sol yi ndax dañu seetlu ko ne léegi am na ñoo xam dañuy muuru ba pare di sol loo xamante ni dëppoowut ak muuraay bi donc du coup moo tax ñu xalaat ne kon wax na ñu ubbi boutique boo xamante ne boutique Muur Say Cër lay tudd duñ la muur ba pare bàyyi la mais dañ lay muur ba pare wan la ne yow nii nga war a mën a soloo opération bi nag am na ay perspectives lu si mel nii ubbi benn internat pour mën a interne li nga xamante ne ñooy xale yi donc du coup ñu gis ne kon jaadu na ñu mën fa dugal suñu njaboot yi di leen jàngal diina ndax ñu koy xam bëgg nañ aussi ubbi benn bureau boo xamante ni dafay gérer essentiellement les ménages puisque léegi dañuy gis comme thème tay bi rek li muy wax kon ñun moo taxoon ñun opération Muur Say Cër ñu gisoon aussi ubbi benn bureau boo xamante ne ni conflit yi am ci fiançailles ak affaire mariage daf koy gérer bëgg nañ aussi di dimbali ñi nga xamante ne nii mooy nekk ci cas yi critique yi parce que bu ñu fàtte ne opération Muur Say Cër association islamique la mais aussi dafay dox ci social kon dafay baax tamit ñu ngi woo képp koo xamante ni bonne volonté nga ñu ngi lay woo di la ubbi suñuy buntu ndax lépp rek ci liggéey l'islam bi la ci liggéey diine bi la kon ñu ngi ubbi suñu buntu ñëpp di wax ne suñu siège ñu ngi basé wu Yeumbeul Sud suñu numéro téléphone yi nekk 77 965 22 23 wala 70 307 80 55 suñu adresse yi nga xamante ni mooy compte email bi voilà email bi ñu ngi ci def opération.mouraay@gmail.com di ñaan yàlla tamit yàlla barkeel ko waaye élan du cœur di leen ñaanal seen objectif yi nga xamante ne moom ngeen fixé yàlla ngeen ko atteindre ñu ngi koy ñaan yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah. kàddu yi rafet na mat na wax dëgg yàlla macha allah amatul dara luñ ciy teg xanaa di leen ñaanal yàlla ki nga xam ne moo leen di jox seen raaya mooy Seyda ak docteur voilà Astou Gassama moom moo leen di jox incha allah seen